سائفا بالوافدين وجملة السكان طالب شيخي لولا مخادر الحكيم إلا إذا عرفوا بما أخوي بعاد ذاني شيخ أحمد التيجاني لا تقصرن توسلا وتدرعا وترقا بالعين والتيجاني سلمى وسلم زيادة بالتغرب كذوي الغرابة سايح الأوتان سرين بابا كرني ما خمسيخ يوخون بدت تغي الورى بتعين من كل ناء ناظرين ورالي سرين بابا كرسينين وتساسعت أدواؤها وسواؤها وتعم بالأقطار والبلدان كم ساعدت عين الحقيقة عينه وتكسفت عن فقي نوراني يوح بدت تغي الورى بتحين من كل ناين ناظر ورالي وتسعد أدواؤها وسواها وتحم بالأقطار والبلدان الوجود وتاج العارفين ومن مقامه كان محفوظا بحراس حب الوجود ونعمة الأكوان هذا الذي كان المميت وغائلا بيت الولاية فاتح البيبان هذا الذي قد نال رضوان العلي بمنزل الآيات من القرآن وحواء بمرضاة العليم بسبقه من مقتضى القرآن والفران ختم الولاية ما خفى أمر به ختم النبوة جدو ولالي هو مجمع البحرين عين عناية شيخ تيجان بوراثة من منعة الرحمن سرين بابا كرسيموني وتواترت رتب له من بعد ما رتب بلا خسر ولا كتمان شيخنا التيجاني شيخنا التيجاني يا غنيتي يا بغيتي يا منيتي فأنا المتيم إن عرفت كفاني ولقد يممت جنابك سامي على حظا يدام ملازم الأردان ولقد وقفت ببابك داين حرا عذا يزل لديه من ديفان فأتيت أدواء الجنان محيما نحو الإلاد ممارس الأذجان وبآله أدعى أصحابي ما نحو رغل أيك في الأغزان أمت مزايا بل دارت حمت مزايا بل دارت زوايا أنا طالب شيخي بل دارت زوايا يا عمر مزايا بل دارت زوايا سيرك بابا كرننا ماي وي مزايا بكرك درمان أرم لوكم بجامباي سيدي فاقاي دمبا ما تجاور موي باي بل دارت زوايا محمد مزايا تروندو خليفة جنرال دي تيجان يا محمد مزايا بل دارت زوايا الحمد لله هذا شيخ رباه أتى خير الوجود الذي أعلاه مولاه يتكوم رباه بلا خلوة حين أذهبه على نرحى تسيا على الله منعاه أتى
أتى بهمة أو بحال هذا تربية نعم المربي ريب الحق يرداه أتى يسقي المريدين من كأس الوصول لا نحوي المراد الذي قد كان محواه أتى نال الخلافة يو 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 أيوة نال الخلافة يو 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 نال الخلافة quartier général def leen nii ci góor gi nal الخلافة أتى quartier général def leen nii ci góor gi nal الخلافة أيو déggal xalifatu Malik nal Alaaji Pap Aane déggal borom Tiwaawan nal الخلافة man de damay la ana taalibe Seex yi ay waay man de damay la ana taalibe Seex yi loxo ca kaw man de damay la ana taalibe Seex yi lay la dëkk Pap Aan moomu taalibe Seex la lay la ay taalibe Seex la maa ngi ñaan corona bi yàlla na fi jóge ci barke Sëñ Babacar waay corona bi yàlla na fi jóge ci barke Sëñ Sénégal ku fi am aajo na ko yàlla saafara ci daraja Yonent bi ku ci am aajo na ko yàlla saafara ci barke Sëñ Babacar kon nag sant leen ko xalifa njar naa ko jërëjëf Sëñ Babacar yow jërëjëf xalifa njar naa jërëjëf Sëñ Babacar Sëriñ Babacar ñu da yow la nu àndal jërëjëf bëggal këmal fonkal teralal yaakaar Sëriñ Babacar njaboot gi doole ji jëmm ji ak sama baat bi jaay naa ko Yonent bi woo lay ñu ne bay la nu àndal jërëjëf Sëñ Babacar wa ali wala ashabi fudala ahlun walu wal kullu waay Abdou Aziz Ndiaye macha allah. jàmbaar la. bégal nañu Abdou Aziz. yal na ko yàlla yokk dëgëral. yàlla barkeel ko. ci darajay Sidina Muhammad. ñëpp bëgg nañu sallallahu alayhi wa sallam. ñëpp bëgg nañu Alaaji Modou Mbène Diop wala Dame Diop Mansour. waaye yëmbal tey kenn nelawul. wallaay kenn du nelaw ñoom ñëpp na nga toog. di supporter Abdoul Aziz. macha allah waaw ndax ñoom léppam la ñu. dafa bëri soppe waaw yal na ko yàlla yokk dëgëral. waaw sëñ Fallou Mbacke transfert mi ngi lay nuyu. nee na faaw nga dellu Màkka moo ko soxna Ariette. xam nga at mu jot ñoom ñaari àndandoo. loolu li ka ala kulli àlla ala kulli àlla. ndeysaan jërëjëf Alaaji Pape Abdoul Aziz jërëjëf. loolu moom force la incha allah Abdou Aziz kontaan nañu lool yal na yàlla wéral baat bi kontaan ñu àggali dem ci impacté yi. voilà yàlla dafa am ay nit yoo xamante ni ak ay ñoo xamee ni ci période bile mbas mi da leen laal ba ñu tuddee leen impacté bokk na ci ñi ñu tuddee GP ñi daan dóor dàqe di wut lu ñu am. ci GP di yóbbu bagage ak di indi. ñu bëri woon nag lool mais période bi dem ak dikk mënatul nekk daanaka. voilà Bachir mu doon domaine bu nga xamante ne ñoom aussi yëg nañu bu baax li nga xamante ne moom moo di pandémie bi parce que ni nga ko waxee ñun ñëpp xam nañ ni que seen liggéey mooy nekk ci diggante avion yi di dem ak ñëw diggante dëkk ak dëkk lépp loo xamante ne moom la ñu soxla ci wàllu bagage ñoom ñoo ñu yóbbul ak di ñu àndil tey bi mbas mi wàccee ñu gis ne nag dañu tëj frontières yi daanaka vol amatul ñoom ñu bokk ci impacté yi mais mel na ni bu ñuy wax nga xamante ne ñoom la ñu war a dàmp ak ñoom la ñu war a jàppale itamit dañu ñoom bokk nañ ci secteur yi ñuy fàtte comme ñoom Oustaz Pape Hann sax ñoom am nañ ñu leen waxal xëj na ndax Oustaz a ngi nii di proposé Macky pour mu teg milliard bu mu leen jox. teg ko nii ci ndeyjooram gaa yi di war di fii muy saraxe. donc voilà yéen utal ngeen seen bopp solution ñoom par contre amaguñu solution dañuy dem xool waxtaan bi ñu sekk ak ñoom dellusiwaat. liggéey bi nag kenn umpalewul ne jamono ji dafa taxaw ndax mbas mi yàlla wàccee ci àddina mu metti torop si ñun metti ci waa diaspora bi ndax frontière yi ñu tëj mënatuñu dem
mënatuñu dikk fi mu toll nii ñuy xaar rekk ndigalu autorité yi ci ubbite frontières yi pour mën a dellu ci suñu liggéey nu mu gën a gaawee ndax sonn nañu torop kenn umpalewul ne GP yi li ci ëpp ay jigéen lañu te kenn umpalewul it ne jigéen ñi seen njëriñ ci kër yi te ci suñu liggéey bii rekk lañu yaakaar ngir di yokk dépense ak di jënd suñuy billet di dem ak ñëw ñi ci bëri nag ñii seeni boroom kër dañoo wàññeeku ñii seeni boroom kër seen loxo jotul seeni gannaaw te li ñu dencoon yépp daanaka jeex na ñuy ñaan nag autorité yi ci ndimbal yi ñu jagleel sénégalais yi ñu gestu ci GP yi ndax sonn nañu torop fi mu nekk ñu ñaanal ñépp jàmm di ñaan yàlla tekki fi mbas mi nu mu gën a gaawee ñépp dellu si seen liggéey ci jàmm wasalaam. pandémie fekk vraiment impacté na ñu bëri ci ñun parce que xaaruñ ko woon lu ñu bett la année subie la te amoon nañ ay billets yi nga xam ne dafa dañ ko jëndoon ci compagnie yi te ñoom remboursé wuñu ko ay avoir lañ def loolu aussi tax na mu gën a metti ci nga xam ne ay borom kër lañ te wax macha allah takku nañ lool. loolu moo tax association bi jóg pour vraiment ñu xool nan la ñuy def daal def benn plaidoyer ci autorité yi ñu xam ne billets yi jënd ñu ciy fay ay taxes te ñu bokk ci membre bi ci association bi yëpp aussi dañu am seen ay documents d'import export ñu ne yaa registre de commerce et cetera donc xanaa di desoon kañ mooy formalisation bi te mu ngi en cours loolu war na tax aussi dinañ rapproché wu ci structures yi nga xam ne yëpp ñoom lañu war a waxal daal pour loolu taxaw. waaw donc ay GP yoo xamante ne actuellement ils sont très impactés très touchés par lii am tey. voilà ils sont très touchés Pape Cheikh comme ni nga ko waxee parce que ñun ñëpp xam nañ ni que dem amul dikk amul donc c'est compliqué déjà ñoom rek dañu nekk ci liggéey bu nga xamante ne bu xaw a doy waar la parce que secteur la bu nga xamante ne su ma ko mën a waxee noonu c'est pas aussi organisé que ça donc président mi ngi koy wax parce que ñoom fi mu toll nii laata problème yi yëpp di am dañu teggoon lépp loo xamante ni jéeg. Modou bàyyi ma lépp loo xamante ni jéego la woon pour mën a fexe am ay papier ak lépp ci ni mu waree ba nga xamante ni tey bu problème amee dina xam fan la ñu jaar parce que métier la quand même bu libéral aujourd'hui Mado mën na xëy jënd billet d'avion wam am na ay visa am di dem di ñëw et puis woowee boppam GP maintenant xam ngeen ni que boo métier boo dem itamit am na brebis galeuse malheureusement yenn saa yi ay jafe-jafe day bëri ci liggéey bi ñoom buñ ci booleeg bagage yu jàmbur bu réeree nga war a fay diggante yenn affaires yi nga xamante ne dinañ ko fàtte ñoom ñuy war a daw ci agence yi ak yu mel noonu ba sonn balaa ñuy jot ci yenn pour balaa ñuy mën a résoudre yenn problème yi aujourd'hui buñ ci bëggee boole li nga xamante ne moom la ñu nekkee dafay xaw a metti mbas mi jàpp naa ni ñëpp la jàpp mais ñoom itamit bokk nañ ci ñi gën a impacté parce que wax nañ ko sànq amuñu dara ñoom lu dul dem ak ñëw tey bu fekkee benn vol demul benn dëkk ubbiwul frontière am dafay metti ci ñoom te comme ñoom ni ñu ko waxee ci élément bi amul fenn foo xamante ni ci ñi ñuy dàmp wala ñi ñu war a jàppale jël nañ leen quand même en compte ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di GP mais jàngat bi rek mooy loolu moo tax métier ak lu mu tuuti tuuti am organisation daf ciy baax parce que tey dina jafe quand même nga mën dina am métier yoo xam ne day jafe tey nga mën leen défendre wala nga mën leen layal parce que après dañ la naan ci ñan la ñu jokk loolu itamit dafay nekk problème parce que bu fekkee mënuñu retracer un peu ban secteur lañ lay boole nangam ak nangam tey bu ñu nee chauffeurs yi xam nañ ni ministère des transports moom moo leen gérer bu ñu nee ñi nga xamante ne ñooy hôtellerie wala nangam xam nañ ni ci tourisme la ñu bokk ak ñeneen mais tey GP yi malheureusement ñoom bi ñuy taxaw pour structurer wu comme ni ko président bi waxee mën a am ay këyit yu valable ngir ñu mën a seet ba seetantal seen métier ci la problème yi am donc ñoom seen cri du cœur mooy li nga xamante ne bu fekkee ni nguur gi mën nañu xool ana naka la ñuy def ba jàppale leen dina leen doom arrangé parce que nag di jënd billet d'avion di dem ak ñëw ci loolu la ñuy foraatu ci loolu la ñuy mën a dimbali seen njaboot bu fekkee ni tey itamit loolu amatul dafay daal di poser problème ñaata mi ngi koy wax sànq bi ñuy dugal élément bi bëri na ci ñoo xamante
xamante ni demoon nañ bitim réew pour ci wàllu liggéey dem pour 3-4 jours entre temps frontières yi tëj am na ñoo xamante ne bitim réew lañ jóge woon ñëw Dakar pour 3-4 jours entre temps frontières yi tëj am na ñoo xamante ne tey ñu ngi càng ci yeneen dëkk li Pape Cheikh naan devise yoratuñu dara lu ñu lekk parce que voilà seen devise jeex na parce que ñoom bu ñuy dem dañuy prévoir xëj na nga ne damay dem samedi pour revenir vendredi sama hôtel nangam li may lekk nangam donc ci lu toll noonu rek ngay mën a yem pour mën a gérer ce séjour mën a ñibbisi malheureusement lii am na donc ñu bëri ci ñoom ñu ngi bloqué un peu partout à travers le monde ci ay jafe-jafe xëj na te du ñëpp ñoo am mbokk bitim réew du ñëpp ñoo am ñu leen mën a dimbali donc tey xëj na bu fekkee ni kilifa yi am na lu ñu mën a def ngir jàppale leen ci ñu def ko waaye ñoom tamit bu ñu jógee ci lii ñu xalaat bu baax lu jëm ci wàllu structuration ak fan la ñuy jokk ba yu mel ni yàlla tere waaye heure bu jafe-jafe amee rek ñu mën a xam naka la ñuy def mën a am solution en tout cas yàlla baax na ñun loolu rek lañ ci mën a teg en fait parce qu'il y a pas de solution on n'a pas de solution maintenant objectif bi mooy et je vois plein de borom xam-xam yu ciy wax comment faire pour freiner pandémie bi yan solution est-ce que ci ñun lay jógee est-ce que ci waa kër docteur lay jógee on ne sait pas Bijou si on va la retrouver chez elle puisque moom it mu ngi ci toog leen seen kër bi tase na ak koo xamee ni mu ngi bokk tegal kaas bi Khady wala dafa càng lii du kaas poudre la ok d'accord yokkal sa poudre parce que jamono neexul donc yokkal sa poudre yii poudre ak rouge bu baax day yokk sac dëgg la sac la de poudre bu baax ak rouge xëyal banque set mais boo poudroo kenn du la jaawale ko banque tegal pastel bi tegal ndeke moom mu ngi yokku taar sañ sa nga jekk nga tegal ak njaay kii moo bëri sac nag ay waay xale bii moo bëri sac Bijou Ndiaye yaa bëri sac nag ay waay émission ba yàqu na xanaa chaque jour benn boyet ngay def ay waay kii moo bëri sac kii moo bëri sac tegal poudre bi yow heureusement ba yow rek la ñu am ci cas contact buñ ci tegoon Awa Gaye xaw ma fu ñu jëm heureusement ba kenn boole woo ci Awa Gaye kii moo bëri sac noonu ngeen ko cee boole de. poudre yëpp jeex na je disais tout de suite après ma bàyyi la nga nuyoo bi coro di pare ci GPI ay impacté lañu j'ai dit maintenant objectif bi mooy toujours di wax ak nit ñi ak borom xam-xam yi peut-être wut ay solution ci comment freiner pandémie bi. alors Pape Cheikh pandémie bi comment freiner ça je pense que ñu ngi koy seet boobu ba léegi ndaxte virus boo xamante ne capacité de mutation moom moo jaaxal médecins yi à chaque fois que ñu jàng ko ba yaakaar ni maîtriser nañ ko war nañu mën a xeex ak moom nga gis mutation yu bees wala yeneen comportement yu bees yoo xamante ne daf koy am de ce fait chaque fois il faut qu'on essaie de s'adapter par rapport ak moom naka lay évoluer ndax le temps ñu koy maîtriser carrément ba mun ko faj comme yeneen maladies yi nga xamante ne moom moo fi jot a am donc pour l'instant lenn li ñu gis rek mooy distanciation sociale yokk hygiène bi jéem a éviter dajaloo bi aussi le maximum possible jéem a génn rek même bu fekkente ne tey def nañu relâchement ci conditions yi nga xamante ne moom la Sénégalais yi nekkee woon nekk dañuy def couvre-feu tere yu bëri ñun aussi ñu am benn prise de conscience boo xamante ne ñun ñoo koy amal suñu bopp ndaxte feebar bu dee am ñun ñuy génn ci mbedd bi ñun ñooy feebar ñun ñooy am ay problème ñun ñooy jànkoonte coronavirus bi donc ñun ñoo war a suñu xelu bopp ñu ne feebar bi chaque jour nañu considérer comme ni ko médecin yi di waxee considérer que yow am nga ko ki nga jàkkaarlool am na ko donc tout le temps moytuwante am comportement yu bees dina am vie bu bees boo xamante ne moom la ñuy war a mun a vivre pour mun a dund ak coronavirus bi nga xamante ne comme ni ma ko waxee au début miinaguñ ko bu baax xamaguñu lan la mun a def et puis chaque jour il y a des nouvelles informations yuy génn ñu jéem a maîtriser information yooyu pour xam naka la ñuy comporter woo. Voilà donc je pense que mën nañu déglu li nga xam ne ni def nañ ko ci. waaw am na benn élément boo xamante ne def nañ ko ci kiñ ci àndal mooy Moussa Sow président COJER
moom li mu def mooy dafa dem Dakar ci banlieue bi dem aussi biir Podor ak yeneen i dëkk non seulement di leen sensibiliser mais aussi jël ay masque jox leen jël ay gel jox leen jël li nga xamante ne ay denrées la jox leen ba pare gën leen ñaax gën a waxtaan ak population bi pour ku ci nekk xam naka ngay comporté woo parce que parfois dañuy yaakaar ne information bi wër na Sénégal dem na fépp te dina am ville yoo xamante ne information bi eggu fa il faut que nit yi di fay dem ku ci mel ni Moussa Sow ak yeneen association yoo xamante ne jot nañ ñu contacter ñooñu ñëpp di def li may tuddee bien de quartier pour ñu mën a tasaare information ba nga xamante ne tey mun nañoo wax que Sénégal fépp xam nañu lan mooy coronavirus fépp xam nañu naka lañ koy moytoo et surtout fépp jot nañoo am ci li nga xamante ne moom la ñuy soxla en matière de gants en matière de masque en matière de gel ak yeneen yoo xamante ne c'est nécessaire pour xeex feebar bi bu fekkee élément bi pare na mun nañ ko xool ñëwaat. li njëkk a xalaat mooy sensibilisation parce que il faut que nit ñi xam d'abord Covid-19 mooy lan léegi nag bu ñu xalaatee ne sensibilisation la ñu war a njëkkee dañoo jël ay posters yu bari ay affiches yu bari jagleel ko communauté bi jagleel ko population yi pour ñu xam au moins ñu am benn notion ci lii. xam ni ñuy moytoo def ay dessin yoo xamante ne ay nit yuy raxasu la def ay dessin yoo xamante ne ay nit yuy dandante la def ay dessin yoo xamante ne ñi sol ay masque lan pour xamal askan wi de nii lañu war a def pour mucc ci jàngoro bi bi ñu jógee foofu dañoo jël ay masque jël ay gel antiseptique ay savon distribuer ko joxe ko maladie bi ay mag ñooy ëpp liñ ci loru dëgg la wante bu fekkente ne ñun jeunes yi ñooy génn ci biti def lu ñu neex duñ sol masque duñu raxas suñu loxo yi jëlee foofu jàngoro bi nga ñëw wàll ko sa wayjur walla sa maam te beneen mbir mi mooy bu fekkente ne ndaw ñi xale yu ndaw yi ak paa yi ñi nga xamante ne seen âge un peu avancé dañ leen war a confiner définitivement ñu des ci kër yi parce que tey jii man mënuma jàpp ne mënuma cautionner ñuy jël xale bu ndaw amagul sax 9 ans 10 ans 11 ans ñu koy yónnee boutique xale mënul moytu il faut ñu confiner définitivement xale yi jarul ñuy génn. donc li may ñaax encore une fois la jeunesse c'est que ñu laxasaayu mobiliser bu baax pour xeex li nga xamante ne mooy jàngoro commencé nañ ko déjà mais nañ ko continuer bu ñu wàccee suñu loxo nañ taxaw temm pour que lii génn suñu réew ñu continuer suñu activité. Voilà donc une rencontre boo xamee ni def nga ko ñoom ñuy sensibiliser quand même jëm ci comment bloquer pandémie bi si. naka lañ koy bloqué et surtout par Cheikh man benn aspect bi ma ci gën a intéressé mooy bi muy wax ci waxu xale yi parce que xam nga xale dafa gaaw a fàtte tey mun nga ko wax ne que boo génnee defal attention lii nga war a def lii nga war a def mais xale xam nañ ko xale xamul dara da ngay gaaw a fàtte yi ñu la waxoon peut-être que buñ la yónnee mun nga dem laal yoo xamante ne waroo ko laal mun nga dem sax nuyoo joxe la ko ndax quoi qu'on puisse dire dañu yàgg yar si booy rombee ay nit nuyoo nga sukk nga yaru ak ñoom donc réflexe lay nekk mun nga dem nuyoo mun nga dem laal loo warul laal pare virus bi ñëw topp la mun la sonnal donc parents yi il faut ñu gën a vigilant par rapport ak xale yi comme ni ko Moussa Sow bu Kogère waxee et surtout il ne faut pas que ku ci nekk yaakaar ne liggéey bi ñenn rek ñoo ko war a def bàyyi ñeneen ñi ñun ñëpp ñoo am responsabilité wu xeex contre coronavirus bi ndaxte bu fekkente ne dëkk bi dafa feebar ñun ñëpp dinañ ko sentir mu que ce soit suñu ay poche wala ci suñu ay relation yi nga xamante ne mooy suñu relation sociale donc ñun ñëpp war nañoo àndandoo tey jéem a xool naka la ñuy xeexee virus bi nga xamante ne dugg na ci dëkk bi dugg ci àdduna bi te xamaguñu ba léegi kañ lay jeex donc action yu mel nii dañ koy saluer du ñàkk yeneen yoo xamante ne dinañ ko fi wane fii ci biir quartier général non seulement pour nit yi xam ne dañu war a def yu mel noonu mais aussi
nit yi xamante ne que chacun ku ci nekk war nga def sa wàll ci li nga xamante ne moom mooy xeex coronavirus bi ba mu jógee fi ak jàmm. voilà moo tax on parle toujours de ces initiatives yi sénégalais yi di def moo xam fii Sénégal moo xam bitim réew je vous donnerai quelques exemples des exemples yoo xamante ne presque tous les soirs j'en parle mais def lu baax moo mel noonu ku fi def lu baax ñu wax ko. daam suma xarit boo xamante ni su ma ko nuyoo mu kontaan bu ma ko nuyuwul nuyu ñeneen mu ne pourquoi ñii dañuy nuyoo rek te fu ma ko nuyoo. dugal na ko WhatsApp statut ne kontaan na waaye bu ñu ko nuyuwul nuyu ñeneen mu ne ñii dañuy nuyoo rek. de ko nuyu chaque jour. du ma ko nuyooti sax yow xanaa nag maa fàtte mais juste dire que quand c'est des trains qui arrivent à l'heure forcément on en parle parce que kii li mu def ak yeneen initiative yi ça peut inciter yeneen sénégalais yu mën am moyen te peut-être xamuñu fu ñuy jaar pour dimbali seen quartier pour dimbali seen ay mbokk pour dimbali ay sénégalais yu ñu nekkal bitim réew et c'est des initiatives yoo xamante ne ñun dañ koy saluer bi aussi. parce que c'est l'objectif de montrer nit yi nga xamante ne ñi ngi def ay action ci xeex feebar bi fi nekk comme ni ma la ko waxee information bi ñun télé bi peut-être heure bu ñu xëyee ñi ngi leen di wax virus bi nii la mel nii lay évoluer nii lañ ko war a mën a moytoo mais peut-être am na koo xamante ne dafa soxla nit bu ñëw ci biir këram nit bu ñëw gën ko jege pour expliquer ko lan ak lan la war a def te am na ñoo xamante ne tey bëgg nañu dimbali ay nit ils savent pas trop comment faire donc bu ñu gisee action yu mel nii peut-être ñu jël ci exemple pour mën a ñoom tamit dimbali seen waa gox dimbali seen waa quartier et puis information yi bu jàllee ku ci nekk di ko transmettre sa morom peut-être dinañuy dem ba nga xamante ne dootu ñu soxla sax di wax nit ki takkal sa masque wala raxasal sa loxo wala moytul takkaloo ak nit ñi wala moytul dajaloo bi dina dem ba nekk loo xamante ne mun nañ ko tuddee leçon su comme ni koy waxee à l'école et comme je l'ai dit tout à l'heure il y a beaucoup d'associations et de personnes yoo xamante ni contacté nañu pour ñu mettre en avant seen ay actions non seulement pour nit yi roy si mais aussi ku leen bëgg a jàppale di nga mën a dem jàpp si pour ñu mën a dimbali population bi ci xeex lii di coronavirus. Voilà super en tout cas on te remercie mot de quartier MAUX ngay proposé waaye yenn saa yi ñu am bien de quartier te lii itam da ci baax di ay nit yoo xam ne seeni koñ lañu nekk di def ay initiatives yu am solo mais écoute on te retient pas yaa ngi gérer vraiment affaire bi on est très fiers góorgóorlu soreetul wëy bravo on est content nous sommes fiers de toi yow bañ dul rek xoola yokkal sa poudre yokkal sa poudre passeport TV jeex commandé naa xam naa fii ginnaaw suba dina egsi voilà yow yokkal sa poudre ku la habillé tey Baye Modou moom moo la sagal waaw bi laay sagal na ma sama xarit la de sama xarit la Baye Modou donc mi ngi Cambérène wala Colobane tissu bi caw laay soit bu nooy nepp lañ ma defaral bi pour les bijoux c'est bijouterie la solution Graziella ma leen di remercier bu baax ñoom aussi madame Niang elle est vraiment gentille tout le temps elle se déplace pour indi bijoux yi bilaay aw ma fayam et merci à Ndella pour la coiffure aussi. Ndella sagal na la et merci aux poudres et au rouge à lèvres. merci Amadou moo ma ne maa ngi briller. Glam style voilà merci nuyul ñu ñëpp et bon xëdd. merci. voilà ñu ngi koy gërëm bu baax Bijou moom dafa toog këram dañoo dagg genn wàllu plateau bi dem décorer ko këram si vous remarquez bien këram fi mu ne daanaka day répondre ci plateau bi et puis voilà ay initiative yu am solo yoo xam ne ni ñoo ngi koy am gis ko ci ay sénégalais j'en profite pour féliciter des sénégalais comme Amidou Ly Amidou Ly seen masque la Mao nañ dem plutôt ci Amidou Ly solidarité Covid-19 voilà alors ñoom ñu ngi nekk France dañuy gis ni am na yu dox Sénégal am yu doxul donc seen idée ak seen i xalaat ak seen i combat la ñuy mener pour que tey dëkk ya ñu ne fu mu doxee rek ñu war ko mën a méngale ak Sénégal ci dox voilà dañoo sonn ci dëkk bu sous-développé la dañoo sonn ci dëkk bi baaxul dañoo sonn ci dëkk bi dafa bëri ay corrompus donc il y a tellement de combats yoo xamante ni ñoom ñoo ngi ci on les encourage donc Amidou Ly mooy leader génération Soppi Doxalin et puis du soutenir communauté sénégalaise bi nga xamante ni moo nekk Europe ak seen fondation bii di solidarité Covid-19 ils font des dons ils ont créé même un site internet www.covidsolidaire.com avec un numéro de téléphone comme vous le voyez sur cette affiche donc ñoom on les encourage ci li nga xamante ni ñoo ngi koy def muy lu am solo loo xamee ni loolu rek la ñuy xaar ci ay sénégalais moo gën saaga moo gën xuloo moo gën kaas foo tollu alors
boo teggee dara da nga fay teg dara donc ñoom dañuy teggi dara teg fa dara et loolu moo tax ñun ñëpp dañuy rafetlu seen ay taxawaay. États-Unis aussi on a rencontré d'autres jeunes yoo xamante ni ñoom ñoo def Unity Covid-19 ñoom Aziz sénégalais yi fa nekk yëpp ñoom Boss pour ne citer que ñoom ñu ngi góorgóorlu aussi di jàppalante seen biir te loolu ñu ngi leen ci féliciter di leen ci argumenter et nous sommes franchement fiers de ces Sénégalais ci li nga xamante ni actuellement ñoo ngi koy def donc moo xam Amidou Ly leader génération soppi doxalin ak li nga xamante ni mooy Covid solidaire ainsi que xale yi nekk États-Unis waaye Unity Covid-19 donc ñoom ñëpp on les encourage lu waay mën defal Oustaz Pape Hann mbaax moom ala kulli al boo woneek boo nëbb lépp suñu borom da lay fay. lépp la lay fay moom yàlla. yàlla moom lépp la gis alaaj Pape. boo ko wanee yàlla leen baax na bëgg naa boo ko bëggee borom bi subhanahu wa taala na bëgg naa. yenn saa yi nga def mbaax wala ngay joxe dara loo xam ni da nga ko fësal boobu am na ko am te xamul noonu yoon bi yàlla nee na war nga ko yoon bi kon ki fësal yàlla bëgg na waaye ki nëbbu it yàlla bëgg na kon mbaax it ku koy def alaaj Pape. nañu ko fésal ba ñëpp yëg ko. ah oui waaw Seydou Mouhamadou Mansour borom daal dafa daan wax ni as gor buñ la defalee teraanga nga ni dama koo yeyoo. guuxi lex ci baadolo la bokk. waaw guuxi lex waaw buñ la teraanga da nga koy yëg wax ba ñëpp yëg ko. je le mérite kon ñii jàmbaar yi nga xam ne ñoom itam ñooy def teraanga ci réew mi. di ko def ci àdduna bi di xool ñi ñu war a dimbali ñu dimbali leen. ñooñu it war nañoo wax mbaax gi nu nekkee. ba ñi nga xam ne xamuñu yoon wi. ñu roy leen ci loolu. loolu laay wax yu ma Aïcha démb ca Philadelphie gis ñuy séddale ay ndogu. di def ay barket di ci defi lekk di ko jox nit ñi dañu koy jox ba di ko jox ay américain noir ma ne ko yi dag ma koy jox ma wane ko ci télé bi sañ na ma koo angu wala mbaax gu ne maa ngi koy def foofu moo ko sénégalais ya nga xam ne ñoo nekk Amérique ak sénégalais yi ñoom itam mbaax goo xalaat rek ña ngi koy def am na ñoo xam ne ñu ngi yónnee ay xaalis yu baree bari ci réew mi pour di ko dimbalee waaw pour di ko dimbalee bu leen yaakaar ni fii rek la ñoo togg rek di saraxe même foofa am na ay néew ju doole et puis yu ma dafa def ñaari solidarité moom dafa promotion solidarité promotion dëkk ba foo ne Philadelphie ne yu ma ay waaw ñàkk ki ñaan ma do waaw mais dëgg la bëgg yow mais wax na dëgg wallaay waaw marqué dafa am empreinte ah oui grave moom boo ne soxna yu ma Aïcha ñëpp xam ne ma nga Philadelphie grave mooy mbaax ga mu nekkee foofu ak nangoo liggéey ga mu nekkee foofu yiw ga mu nekkee foofu waaye bëgg ñëpp waaw moo xam waa kër Cheikhul Khadim tey bu nu koy gërëm da ngay jaaxle waa kër Cheikh Omar Fouti ga mu bokk ñu nekk foofu rawatina waa kër Seydil Hadji Malick ga fa ne maanaam waa kër Mam Bu Kunta ca ba fa ne waa kër Seexu Cene ba ga fa ne waaw maanaam ku xewle dugal na ca loxoom en tout cas ñun initiative bu ñu waxul rek dafa fekk ni yëguñu ko mais lu ñu yëg rek voilà yu maa ngi Seydi Ba moom itam c'est une politicienne mu ngi góorgóorlu bu baax foofu ca Amérique fekk nañu ko fa ay yoon yu baree bari waaye daal jàmbaar la njàmbaarte gi yëpp la ko gën a lal mooy jikko ju rafet waaw baax lool waaw xol bi rafet lool waaw en tout cas ku ñu wanewul ay œuvre am rek dafa fekk ni yëguñu ko quand vous le faites avec le cœur et que di ko def te yàlla rek tax ñun am nañu sañ-sañuk wane ko sans rien attendre en retour wane ko ci télé bi ba ñëpp jot ci je rappelle encore que bu dee télé privé la ñu loolee dama koy répéter fu ma toll dañoo am mission service public et que ñaare dañuy far di waxee di fësal yi baaxul faits divers yeeg ñoom seen et pourtant il y a tellement de bonnes informations qu'on peut transmettre quand on voit des jeunes comme Amidou Ly bëgg a soppi doxalin pour Sénégal di def ay mbir moom ak ay Sénégalais yi nekk Europe dañu koy rafetlu nga dem États-Unis gis fa ñooñu nga dem Espagne barki démb won naa leen dëkk boobu Granada la tudd xama lekk ko fi nga ñu yóbbu keroog Espagne xaw ma Italie voilà Italie des jeunes yoo xamante ni j'ai vu une vidéo boo xamante ni c'est des jeunes yu originaire Sénégal nekk bitim réew mais ci hiver bi dañuy génn dem di fekk ay xam nga am nañu yàgg Europe te Sénégal la ñu jógee seen ay mbokk foog ni dee nañu fekk c'est des comment on les appelle bugguma wax clochards on les appelle des sans-abri ils dorment dans la rue ci mbedd bi la ñuy lekkee koo ci taseel bu lakkee wolof sax da ngay tiit et ay Sénégalais ñooy dem di leen fekk foofu di leen jox ñuy lekk et ils sont incroyables yàlla dëgg ça tombe bien man démb rek ñu ngi may won benn jeune sénégalais bu nekk en France on a envie de montrer ces images dañoo formé wu benn association les sans-abri ay sénégalais d'origine ñoo xam ne dañ leen ni dañ fay nekk dootuñu bëgg a ñëw parce que xam nga fii tamit société bi ni muy demee dañ lay jàppee ni da nga échec ci mën naa ko waxee noonu mais ñoom ñu ngi leen di jàppale bu baax surtout ñenn ñi nga xam ne du rek ci jàppale leen ci diggante dund ak yooyu ñi am sax jafe-jafe yoon
ci foofu ca France dañ leen di jàppale bu baax utal leen ay avocat jàppale leen ci ñu fexee génn ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ciy dund donc en tout cas loolu moom Pape Cheikh li nga wax rek daay rejoindre carrément dafa nekk lu am solo solidarité bi dafa nekk lu am solo te ñun Sénégal fii dañu baaxoo ci solidarité te gis nañ ni tamit ndaw ñi di ci gën a yëngu te loolu tamit nekk na lu gën a am solo ndaxte bu fekkoon dañuy gis ay mag rek ñoo xam ne ñoo ciy taxaw wala ay politiciens wala ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne toujours dañuy soxla ay baat ak yooyu mais gis nañ ñoo xam ne xooluñu ci dara lépp lu ñuy yëngatu ci mu nekk Sénégal fii ndax gis nga ci réseaux sociaux yi du rek toujours lu bon la ñuy wone à chaque fois ñi ngi wone lu baax bari na ci da gisee am na benn page bu nekk fii Sénégal bu siiw mooy lutte contre l'indiscipline des Sénégalais parfois da ngay gis ci ay actions yi ñuy def da nga koy saluer bu baax a baax nga dem France tamit pare ay Sénégalais di ci yëngu nga dem États-Unis wala Espagne sax Tenerife gis naa ay jeunes tamit Sénégalais yu nga xam ne ñu ngi fa nekk di góorgóorlu donc loolu c'est des initiatives yoo xam dañ koy war di wone pour wone ne rek moment bii nii du rek jeunes yi dañu war a toog croiser les bras war a di casse ci gouvernement bi mais je pense bien lépp li nga war a mën a def jàppal ma jàpp ji war na mën a gën a mën a dox il faut faire boo teggee dara da ngay teg dara te bañ a mel ni man rek wee kaas te du ma teg dara boo teggee dara tegal dara boo nee lii baaxul essayel teg fa dara mu jëriñ la jëriñ sa réew parce que loo nekk àll ñàkkul ni am nga fi yaay ñàkkul ni am nga fi cousin ñàkkul ni am nga fi rakk c'est-à-dire munoo muusa ko waane ba nekk bitim réew ba soppeeku ba mel ni ñoom te doo am aslëf ci mbokk fii ci réew mi donc quand on voit ces initiatives là avec ces Sénégalais qui sont ci diaspora bi mënuñu lu dul rafetlu ko yow saas mais laaj Pape xam nga Youssou ñu ngi koy nuyu dafa waxoon ni ful la mooy tukki mais jom mooy ñibbisi gis nga bitim réew immigré yi ful la gëñu tukkee woon na laaj Pape fulla googu même ñi amul këyit sax ñibbisi nañu xam nga tax mooy lu ñu liggéey ci réew mi lañu koy indi dëgg la xoolal kon ñibbisi nañu lu ñu liggéey ci réew mi lañu ko indi boo demee yàlla dogal na la may dem ca ñoom bari na waaye njàmbaarte gi ma gis ca ñoom fulla gi ma gis ca ñoom nangoo liggéey gi ma gis ca ñoom te kenn ku ci nekk yaa ngi sa kër yor sa njaboot yor sa oto nangoo liggéey mais nangoo sonn ci biir réew mi waaw waaye nag di dimbalante ci seen i biir xoolal néew bu génne àddina foofu ñoom ñooy dajaloo fayal la lu bari indi la bari nañoo xam ne ña nga feebar liggéeyatunu xoolal liggéeyatunu te ñu ngi yor seen njaboot mais ña nga feebar liggéeyatunu waaye seen mbokk yi ñu dëkkal ñoo yor seen dund ñoo yor seen lépp kon solidarité pour nga gis ko dëgg faaw nga dem ci ñoom waaw faaw nga dem ci ndax la yàlla waxoon ni wa taawunu al birri wa taqwa dañoo bëri yërmande am naa sama mag joo xamante ne yàlla barkeel leen suma banque rek damay porter malade bu ma woowee rek mu wuyu rey sama baat te day fekk may ma nga paaral ne ci lu ne di wax ca kaw bu ma Ibou Diop woowee rek ma ne ko olo waaw maa ngi rek mu ne ma da ngaa feebar te xam na li may faj voilà ci saa si rek mu ne ma demal ci kii bi quand même di mettre peut-être la lumière ci lu ñaaw mais man dama bokk ci ñu gëm ni Sénégal xale yi du xale yi nit ñi dañu baax xale yi dañu am jom ils en veulent bëgg nañ lu baax mais xam nga tey bu fekkee ni ki rey nit la ñuy xool ki agressé la ñuy bind ki sàcc la ñuy wane dañuy foog ne c'est ça l'image du Sénégal alors que c'est pas le cas xale yi ñu ngi fi di xëy man par exemple damay faral di ko citer lu bari parce que dafa nekk jigéen nekk ndaw Sophie Gueye par exemple nga xamante ni day xëy suba ba jant soow nekk ci mbeddu Ndakaaru yi di xool xale yi xiif xale yi mar di toppatoo taalibe yi xoolal sànq ñu ngi wax ni beneen Sophie Diop nga xamante ni moom ak ay génération ñu mu nekk ndooloon Bambey seen école nii nii ak pandémie bi dañu nekk di delluwaat seen dëkk pour def ay remise de dons ay masques ay yu mel noonu comme pour dire ils sont nombreux ces Sénégalais wala ces jeunes yu nga xamante ni bëgg nañu jàppale seen morom mais malheureusement Sénégal lu ñaaw la ñuy bëgg di gën a fësal dogguma la gis nga ñi ci bitim réew sax dañ koy gis Pape Cheikh parce que yaa ngi koy wax ces jeunes là man booy xool ci télé européenne yi da ngay gis mu nekk Italie mu nekk France fan yi yëpp ils sont en train de monter des reportages yoo xamante ne c'est des jeunes Sénégalais ñuy génn di def don yow boo koy seetaan da ngay fier donc dëggam ñi ci biti ñoo leen di ràññee ba di leen di wane donte bokkuñu seen dëkk asatuma la ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk fii au passage regarde le jeune que j'avais montré ki nga xamante ne dafa doon def troc di ñawal les médecins tenue yi nga xamante ne moom nañuy protégé woo bu demee jox ko médecin italien yi en échange médecin italien yi yëkkati ay lekk jox ko bu ko jógee nag muy dem di ko jox les sans-abri ba nga xamante ne c'est ñoom ñëpp on les encourage en tout cas ay initiative yu am solo yoo xamante ni sénégalais yi ñoo ngi koy def donc sénégalais yi surtout xale yi dañoo baax yal na yàlla dëgëral jeunesse bi voilà yàlla barkeel jeunesse bi fi ne
ak jeunesse sénégalaise bi nekk bitim réew ba ñun ñëpp xam naa ni ñoom moom avenir bi je dis souvent léegi ndaw ñu dañoo yeewu ba nga xamante ni télé bu fay sax un jeune sénégalais mën na la wax programme bi daw ci biir donc kenn mënatuñoo nax comme ni ñu doon naxee sama ñoom maam nga xam ni ndeysaan Adja Kine Diouf Yatma moo àndoon ak président Abdou Diouf parti socialiste bëggoon lool président bu meeting jotee ñu nuróole seeni wax yoo xamee ni nataalu Abdou Diouf nga ciy gis Abdou Koumba Dem yooyu nag xam nga révolu na léegi xale yi dañu gën yeewu Adja Kine Diouf Yatma suma maam la maa ngi ko nuyu di ko ndokkeel bu baax moom Alaaji Yatma ca taaxi kaw yaayu tata Fifi ak Ami elle est en train de nous regarder di ñaan fu mu toll Adja Kine Diouf Yatma ñu ngi ko ndokkeel bu baax et je pense que ci ndimbal googule sax balaa ñuy dem ci beneen studio bi pour ñu sikkaraatal leen ba ñëwaat ci débrief yu tey yi occasion la pour ñu wax ni période bi période de solidarité la waaye ñu ngi jëm nag ci lu am solo ñu tuddee ko muurum koor alaaj Pape kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel génne ko avant ngay julli ji maanaam bu ñu julli jee ba noppi boo génnee muurum koor nekkatul muurum koor saraxe la kon muurum koor war nañ ko génne avant waaw bopp bu ne nga génneel ko sa njaboot nga xool njaboot gi ñaata lañu même kii lay liggéeyal maanaam ñu baal na ci wax mindaan mi ne ci biir kër gi yow mi ko yor yaa ko war a génnaal Youssou daf ñoo war a génnal wala waaw mi ngi lay fay bopp bu ne man de bu naree génn sama bopp dina génne lu bëri maanaam sa njaboot ñi nga xam ni ci sa kilifteef la lu ne waaw sa ñi nga xam ni sa kilifteef la ñu ne yaa leen di dundal yaa leen yor ñooñu da nga leen di génneel nguurum xanaa makee jëndal réew mi yëpp kon ndax jamono neexul mais daal nañ ci bàyyi xel dafa am solo murum koor am na ñoo xam ne nag duñu ko génnee mais xëy na ñàkk xam la woon waaye ñi nga xam ne xam nañu ko nañuy génne muru koor ndax lañ pam l'islam waxoon naa la ni la ci fulla la mës si dox te l'islam du ay xalaat ay texte la lu yàlla borom bi subhanahu wa taala wax la Seydina Muhammad validé ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tax yàlla yónnee ay prophète pour yonent bu ne waar aw xeetam pour ñu ne bàyyi génne ci lu nekkul yàlla kon muurum koor ñi nga xam ni sàggane nañu ko nañu ko farataal xam ni lu yàlla digle la waaw te ñu bàyyi saraxe bi ñuy def am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba korite ba ci suba ga ñuy door a génn loolu nekkatul muuru koor bu ñu jullijee ba ñëw bi imam ne asalaamaaleykum rek booy dem ci yoon bi génne ko nekkatul muuru koor loolu saraxe kon muuru koor avant nga koy génne parce que ki ko soxlaa tax ki amagul dépense subaa tax ki amagul lu mu toggee subaa tax yonent bi am ñu mu sant ni ñooñu lañ ko war a jox mooy néew ji doole yi waaw dafa am ñu ko moom am na koo xam ne yaa ngi xëy war a am loo togg moom amul lu mu togg muuru koor lay yaakaar pour lu mu dimbali ko waaw loolu kon kenn ku ne war na ko bàyyi xel alaaj macha allah mu ngoog donc loolu parenthèse la woon bu ñu ibbi ci initiative yi on en a parlé ak Ñaatam Seck ak Madeleine Bijou si aussi loolu la ñu présenté et puis ñu nit ñu profité ci rek indi ay leeral ci li nga xam ne ni moo jëm ci muurum koor Daouda Mboup sopp na bi moom la ñuy bëgg a àndal nag installé wu na ba noppi ginnaaw Abdou Aziz moom moo ñëw tey gis ngeen nii rek lañ leen bëgg a bégalee récréation laa ko tuddee sax waaye programme bu ne programme la mën nañu ci profito laata ñu koy installé ci beneen studio bi ba mu ñuy sikkaral moom Daouda Mboup sopp na bi ñu jël téléspectateurs yi ci 88 628 76 76 ku dugg rek ñu teral la voilà jot naa ma fee joxe ay machine joxe nañu ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na 100 000 yooyu yëpp ay ndimbal la yu ñu leen di jagleel fii ba quartier général bi jeex di nuyu suma xarit Njambe Thiam Njambe dàll Njambe chaussure Njambe Sénégal moom ay nu-piem sax dafa rafet voilà consommation locale bi baax na ñu gën ci accélérer rek ñoom puisque c'est des créateurs des artisans fu ñu solee Zara war faa mën a sol nag Njambe parce que ay artisans sénégalais lañu ay dàllam baax lool waaye man damay dégg mbaaxam rek voilà di ko ziar bu baax il a beaucoup de talent allez ñu xool téléspectateur bu nekk ci téléphone bi allo mon ami Ndiaye Rambo allo ay ca gaaw leen tey yoon bi la voie est libre dugg leen ñu jox leen ci enveloppe yi des démb dugg leen ñu teral leen dugg leen 88 628 65 65 88 628 allo 22 allo. allo Papa Diallo. waaw kooku. man la Aminata Diatta. Aminata Diatta. waaw. fooy wootee Aminata Diatta. maa ngi wootee Kër Massar. Kër Massar ci fan nga dëkkee. maa ngi dëkk Aristotrac. 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 waaw. d'accord naka mu mbaa yéen a ngi moytu bu baax.
waaw ñu ngi moytu bu baax. aha mbaa affaire bi mettiwul ci seen côté rek yàqalu leen dara ci liggéey beeg yooyu. ah moom kay métti na lool waaye nañ ko sant yàlla rek. yàlla baax na kon duma la téye dama lay teel a libéré 100000 yaa ngi tànnal benn mbete lu différent. mu ne allo. ma ni 100000 yaa ngi bu dee yaa ngi seetaan télé bi mooy li ngay gis nii ci écran bi. waaw. voilà tànnal benn 100000 bu la neex rek ma jox la ko bu la neexee 100000 bi premier bu la neexee bi ci digg bi bu la neexee bi ci pegg bi 100000 boo tànn yaa ko moom. waaw 100000 francs de laa tànn. jeena kon may naa la 100000. dëgg la. jeena